procédure la respecté def na song ma dóor ay coup de sommation. ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. télévision Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte bu yaatu dikkaat ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy defee àllarba bu jot ci waxtu bi ñu ànd ak yéen ci émission boo xam ne li ko tax a jóg mooy waxtaane tolluwaayu réew mi Faram Facce ko nag ci wàll yëpp maanaam ku wax tolluwaayu réew mi di nga ko wax ci wàllu koomam di nga ko wax ci wàllu tàggat yaramam di nga ko wax ci wàllu lu bari li nga xam ne moo ëmb réew mi waaye nag ku ne xam na ni dañu nekk ci jamono campagne électorale ku wax campagne électorale itam wax élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal muy wàllu gox yi ak gox-goxaan yi capital bi di Ndakaaru nag am juróom-benni mbër yu samp seen ndënd di ko xëccoo ci ñooñu mu bokk ci suñu ganu tey Mame Mbaye Niang lay wuyoo moom moo jiite coalition bi di Sénégal 2035 moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias gannaaw bi ñu leen nuyoo maa ngi leen nuyu Mame Mbaye. Papa Ngagne maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi suivre TFM yëpp et particulièrement téléspectateurs u Faram Facce. jërëjëf Mame Mbaye. dañu am plaisir wax dëgg yàlla di la recevoir. souvent te loolu li ko waral itam bokk na ci sa disponibilité. merci vraiment loolu aussi ñu ngi koy apprécier bu baax alors. ku ne xam na ni ba fii ñuy waxee yow yaay chef de cabinet bu président de la République. absolument. ku wax chef de cabinet wax nga bëkk nekk maanaam ci olof mën nañ ko jàppe noonu. dëgg la. est-ce que dina yomb ci yow Mame Mbaye nga gëmloo askan wi. ni sa candidature bii. laalewul dara ak président Macky Sall. est-ce que dina yomb parce que tey mënuñu comprendre. nga nekk chef de cabinet président de la République. Macky Sall. ñu dem ci ay élection nga bokk ci partem muy APR. ñu dem ci ay élection ñoom seen coalition muy Benno Bokk Yaakaar ñu samp seen mbër ñu diw la. nga taxaw ci wet gi ni yow aussi samp nga sa mbër sa ndënd. est-ce que mën nga wax askan wi. lu ñu mën a jàpp ni baare yëgoo amu ci laalewuloo dara ak président Macky Sall. jërëjëf Papa Ngagne dañuy jàpp ni que li ñuy njëkk a leeral mooy élection locale yi ñu nekk man bokk naa ci ñiy wax nit ñi boobu ba léegi ni que yoonu président de la République nekku ci parce que président de la République fa mu toog président wu sénégalais yëpp la. non loolu mënta nekk Mame Mbaye. dina maa ngi yoonam nekku ci loolu mënta nekk. déedéet c'est-à-dire mënul jiite coalition bii di Benno Bokk Yaakaar nga ni président yoonam nekkul ci élection locale. mais moom rek jiitewu ko. ah non mais xam nga moom non coalition la. mais moom moo nekk ci bopp bi moo ko jiitu. moo ko jiite da ngay jàpp ni que coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw organe bi koy jiite bi décider bi délibéré conférence des leaders la tudd. waaw conférence des leaders boobu mën nga wax ni que Macky Sall président wu APR mooy jiite coalition boobu waaye du moom rek. firnde ni que du moom rek la mooy conférence des leaders boobu bépp parti bu bokk Benno Bokk Yaakaar sa leader daf fay teg conférence des leaders boobu ci laa jëm. leader yëpp mooy seen leader. waaw déedéet ci laa jëm mën naa la expliquer bu fekkoon ni que moom mooy jiite lépp moom mooy décider lépp kon boo demee Thiès doo fa fekk candidat wu réew mi boo demee feneen doo fa fekk candidat boobu boo demee Sicap doo fa fekk candidat boo xam ni Zator Mbaye la tudd ca mu am ñu nekk APR. ca mu wóor ma ni ko bu fekkoon coobareem rek la buy tànn ñoom lay tànn donc waxtaan ba déggoo la àndu nawle la léegi par rapport ak man sama candidature moi je suis man peut-être ci yeneen plateau mën naa am problème mais defe naa bi may njëkk a wax ni que candidat la mairie Dakar ci plateau bi laa ko waxoon nga toog nii ma toog nii ñuy wax bay wax ni que dañuy supprimer ville de Dakar ma ni la bu dee am contre ma ko mais bu fekkee dañu nar a nommer maire de Dakar par décret man Mame Mbaye Niang bëgguma mais bu fekkee élection la gisuma lu ma teree bokk fii laa ko waxee woon. d'accord mais ba nga koy wax sañ nga ko. parce que boobu ñu yëkkati seen loxo pour nekk candidat bari na. mais bu ñu demee ba ñu tranché. ba ñu ne kat diw mii la. mais je pense que bu fekkente ni nekk nga ci parti. am nga discipline li nga war a def mooy rangé wu. déedéet xam nga lu tax li nga wax ni mënta nekk parce que ba may wax ni que damay nekk candidat mairie ville de Dakar
boobu fekk na coalition bii ñuy wax Sénégal 2035 ñu créé ko parce que ñu ngi ko créé en 2018 fii ci Ngor la ñu woote rassemblement bu mag dajale fi plus de 25 000 personnes ña fa nekkoon ñëpp jour boobu amul kenn ku bokk APR ku ñëw amul kenn ku bokk ci coalition bi bu ñëw kenn moo ñëwoon jëmmal pour wane ni que li ñuy def ci pour jàppale président de la République la Seydou Gueye la woon te ñëwul woon en tant que membre dafa ñëwoon en tant que invité amul keneen kuñ ci woo ba ñuy def loolu analyse politique moo taxoon ñu def ko dañu jóge woon ci ay élections législatives ñu gis ne que Dakar ñi ngi gagné 7 députés yi ak 37%. 37% bu fekkee ni que moom le président di am ci élection présidentielle 2019 yi du ñu jàll premier tour donc il fallait ñu compresser écart boobu jóge 37% au minimum pour président jàll premier tour il fallait ñu egg 48%. ñu ni nañ créer yeneen condition dem jëli yeneen doole yeneen force réelle yoo xam ni bokkuñu Benno Bokk Yaakaar bokkuñu APR ci lañ demee jël ay membres opposition ci la amee ay nit ay ñoom Abdou Ngirane maa ngi koy fàttaliku ay ñoom Banda ay ñoom Aminata ñu dëkkoon Sicap ñooñu bokkoon. ci kon candidature bi kon candidature stratégique politique la. par exemple sa bos. déedéet dinaa ci ñëw. c'est juste pour que. dina boo ma dégloo rek dinaa la expliquer. waaw mais non mais xam nga loolu ba tey baara yëgoo lay nuróol. non du baara yëgoo parce que loo xam ne sos nañ ko ñaari at avant élection locale yi ñu ànd ci ak ay suñuy nawle ñoo xam ni ñoom nee nañ bokkuñu APR nee nañ bokkuñu Benno Bokk Yaakaar. dafa am beneen électoral boo bëgg a capter. mais en fait. loolu mooy objectif fu candidature objectif bi. toujours pour président Macky Sall. pour mën a jàll premier tour. non man ci élection yii laay wax man. non ci élection yi nii munoo wax loolu parce que boo xoolee candidats yi ñuy samp ci gox yi mais ci ngay xam ni que ñooñu bokkuñu APR et que dañuy exister seen biir commune li may wax mooy et que ay forces bokkuñu APR mais Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk. déedéet amuñu. non waxuma yow sa coalition de. waaw Sénégal 2035. ban coalition Benno Bokk Yaakaar laa lay wax. non bépp candidat bu ñu tànn fu mu mën a nekk. ci Benno Bokk Yaakaar la bokk. déedéet ñun suñu coalition non Benno Bokk Yaakaar ñi mu samp ñëpp Benno Bokk Yaakaar lañ bokk. mais ñun ñi ñu samp ñëpp man rek maa ci nekk maa ci bokkoon APR. mais yeneen 15 candidats yi ñu samp yëpp bokkuñu APR donc ay force réelle la ni ñu def laa la bëgg a expliquer nee naa la 2018 lañ créé bi ñuy créé. initiative léegi bokkuñu APR. bañ ñu bokk feneen moo tax nga fexe ba récupérer leen. ndax loolu mooy objectif bi. déedéet bañ ñu dem bokk feneen ci opposition wala feneen. mais ne ci biir ànd bi. waaw nee naa la bi ñuy ànd ñoom toppuñu Macky Sall toppuñu Benno Bokk Yaakaar bokkuñu APR. li tax ñu nangu woon soutenir le candidat Macky Sall nee nañ programme am moo taxoon par rapport ak yeneen candidature yi am ci biir liggéey boobu la ñu déggoo gis ni que doole am na doole juddu na ñii société civile lañ bokk ñii évidemment ci opposition bi lañ jóge woon ñii ay association de jeunes ñii ay mouvement de jeunes ñii ay mouvement de femmes force yooyu lañ dajale woon pour mën a jóge 37% egg 49%. non loolu leer na loolu expliqué nga donc ci biir liggéey boobu man dama bëgg ñu taxaw vraiment. Mame Mbaye non moom laa lay expliquer. ci sa candidature ci ville de Dakar. loolu dama bëgg ñu taxaw ci. c'est-à-dire est-ce que non li ma bëgg a xam mooy c'est-à-dire est-ce que dina yomb ci yow nga convaincre Dakar waa yi. déedéet li gën a yomb. pour muy leer ndax man li may def. du baare yëgoo. mais mënta nekk baare yëgoo. mais élection locale man candidat la comme yow man nga nekk candidat keneen nekk candidat. non peut-être léegi leneen li nga bëgg a xam ci coalition. non dama lay coalition ku nekk mën na nekk candidat loolu mënul nekk ci coalition. kon coalition bi tas di. déedéet ñeneen bu ñu defoon comme yow ni nga def. mais ñaata bi président ne nañu wax nañu jël suñu candidat mi ngi nii. bu ku nekk defoon yow ni nga def. est-ce que tey coalition bi du tas. mais ñaata nit ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar dem dugg ci yeneen liste dem bokk parce que élection locale réalité locale la Papa Ngagne waxi koñ bi la ñuy wax li ñi déggoo ci kaw mais mën na bañ a egg ci suuf ñi déggoo ci suuf mën nañ bañ a déggoo ci kaw loolu mooy firndeel ni que kër yi da ngay gis kii bokk APR kii bokk Rewmi kii bokk PDS kii bokk feneen mais bu fekkee wàllu koñ ñun suñuy liste am na ñu bokk Pastef suñu liste plateau non. c'est vrai. suñu liste plateau. oui kii jiite proportionnel bi Pastef la bokk. donc waxi gox bi la ñuy waxi koñ bi waxi commune bi waxi ville bi.
kon de peut-être mën nañu wax ni kon sa objectif atteindre nga ko boo demee ba récupérer ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef ñu bokk ci sa mouvement. bokk nañ ci objectif boo xam mën nañ jàpp ne atteindre nga ko. xam nga da nga ma bëgg a wax loolu ma bëgg loo xam ne waxuma ko man samay objectif weesuwul ñu soppi dundinu Dakar léegi bu fekkee da nga ma bëgg a laaj ndax ànd naa lu tax ànduma ak ki ñu samp Dakar Benno Bokk Yaakaar mën naa la ko wax parce que du ma ànd ak moom pour des raisons politiques pour des raisons structurelles et pour des raisons de compétence mën naa ko tuddee noonu. léegi ñu njëkkee ci compétence bi nga wax. c'est-à-dire ay da nga am ay doute ci ay compétence am. non c'est pas que dama am ay doute nit la koo xam ne yoroon na mairie pendant 7 ans mairie bi Yoff la tudd gëmuma ni que am na bilan parce que gisuma lu mu fa def la fa jot a am xam naa la ko fa def nga jógee Yoff bëgg a jiite ville de Dakar ànduma ak yow loolu mooy benn politiquement. du ma ànd ak moom du ma topp ci ginnaaw dañoo mas a xeex ba mu ñëw taxaw est-ce que dañoo mas a xeex ba nga gis candidat wu Benno Bokk Yaakaar ak 12 ans yi fi. mais yow li nga wax ni da nga ko gën a xam président Macky Sall. mais gënuma ko xam. mais pourquoi léegi yow gënuloo ko xam. waaw mu nekk seen responsable. waaw mu sëgg yëpp. waaw joxoñ ko. mais du moom moo ko joxoñ coalition. conférence des leaders moo ko joxoñ déedéet xam nga critères yi ñuy tànnee. bokkul man mosoo ma dégg ma ni damay xëccoo nekk candidat Benno Bokk Yaakaar candidature Benno Bokk Yaakaar man ñaa at ak genn wàll la ngi nii heure bu ñu waxee dama naan leen man candidat laa musuñu ma laaj nag candidat wu fan nga dégg nga ñuy xëccoo investiture Benno Bokk Yaakaar mosoo ma ci dégg mosoo ma dégg ma ni man dama bëgg a nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar parce que du sama cër may dem di xëccoo ji loo xam ni sax Macky Sall da cee bokk du sama cër léegi beneen wax bi ndax moom laa àndal ba léegi moom laa àndal ndax suba moom laay àndal mais mairie Dakar bii nii ñun on s'est organisé pour dem uti ko parce que mënuñoo ànd ak ñi mënuñoo ànd ak ñoom parce que dañu gëm donte ñoo bokk mouvance donte ñoo bokk coalition donte ñoo bokk leader man gëm naa ni utuñu mairie pour liggéey wax dëgg yàlla liggéey naa ak ñoom. juróom-ñeenti at ne nga mës sa xeex ak yéen. non loolu raison politique yi dama ne la ñetti raison moo tax. ok du ma ànd ak moom. bi ci njëkk nga tudd compétence ma ni la dafa yoroon mairie tey mënu la indil bilan man gëm naa ni mënul wanewul bilan ay waxi kese la loolu mooy bi njëkk beneen bi ci topp la jot a am Yoff man xam naa la ko fa def la jot a li am ci yeneen communes yi man xam naa la fa def man damay wax ni que amul maire tey bu mën a joxe bilan en tout cas bariwul surtout ci 19 communes Dakar yi nii réalisation yi am ci communes yi yëpp ay projet yu président Macky Sall am la bokk naa ci gouvernement juróom-ñetti at xam yan projet le président tëral xam yan programme le président tëral. mais kon su ma la déggee mooy 19 communes yëpp maire yi fa nekk kenn waru leen réélire kenn waru leen falaat parce que kenn amu ci bilan. waaw mais bu ñu leen waroon en tout cas man fi ma investir yëpp ay candidats jàpp naa ni que maire yooyu waruñu leen falaat. Sénégal 2035 fépp fu ñu jàpp ni que teg nañ fa candidat suñu ngëm-ngëm mooy que maire ba fa nekk waruñu ko falaat loolu moo tax ñu ñëw proposer alternative parce que wax ji nañ jàpp ni que candidat yi ñetti candidat moo am ci élection locale yi nii opposition nañ ko beddi teg na le parce que opposition utul maire yi pour liggéey opposition bi dañuy ut maire yi pour xeex Macky Sall préparer xeex Macky Sall plateforme la ñuy ut bu ñuy taxaw pour xeex plateforme politique communes yi c'est éminemment politique plateforme la ñuy ut bu ñu taxaw di xeex Macky Sall pour ay 4e mandat 5e mandat 20e mandat fii ak élection yooyu di am ñaari at day jàll et ci biir ñaari at yooyu ci kàttanu yàlla Macky Sall moo jiite réew mi est-ce que donc dañ leen di jox ay mairie pour ñu toog wax Dakar toog xaar 2 ans ñoom ñuy sol defar ay t-shirt mobiliser booy di génn di taal di xeex ay 3e mandat or que ñi leen fal ci 9 compétences yoo xam ne ci cëru nguur gi lañ ko jël jox leen ñoom ñi ngi xaar ñu liggéey. hôpital yi pal gi nekkul ci sa loxo yow. pal gi mi ngi ci loxo waa Dakar. waaw mais moo tax waa Dakar la ñuy wax. waaw pal gi nekkul ci sa loxo yow mi ngi ci loxo waa Dakar. déedéet xam nga sama xalaat laay wax. waaw ak sama gis-gis. non nee naa la opposition. nañ leen pousse na le bi ci njëkk mooy dañoo yoroon ay maires yi amuñu bilan li jot a am seen communes yi. nee naa la ay programme lampe yi ci da ngay gis maire bu dem taxaw ci wetu benn lampadaire mooy lampe panneau solaire yi ngay gis ñëw daan ni woy gis nga éclairer naa sama commune je me suis battu pour éclairer mais du dëgg
loolu programme universel électrification président moo ko éclairé. président bi mu koy jënd du woon pour Dakar monde rural bi la woon mais fa lañ dem toog di wax président jël ci lampadaires yi dugal Dakar parce que am na ay communes yu lëndëm. mais loolu maire yi communes yi ñoo ko waroon def bokkuñu ak communes yi nga xam ni ñi ngi nekk ci biir réew mi ca seen i taxes yi ñuy dajale mënul fay seen salaire yi ñooñu mën nañ comprendre président def programme pour jàppale leen mais maire yi bu mel ni commune Ngor bii ñu dëkk nii nga am budget 3 milliards 800 munoo wax pavage bi maire bee ko fi def munoo wax lii maire bee ko fi def lampe yi fi nekk président moo ko def pavage yi fi tali yi ñu fi jot a def Promoville moo ko def donc maire bi lan la def moo tax dañuy samp keneen ñu samp Antou Samba ni ko lijjantil ñu problème mu Ngor nga dem Dakar Plateau maire bi am budget wu 12 milliards 12 milliards lan moo changé Dakar Plateau 12 milliards pendant 7 ans lan lañ fa def dara ñu dem jëli koo xam ni doomu Plateau la. Plateau saa yu ñuy wax dinañ wax ci rond point boobu la fa maire bi def. waaw mooy rond point bi nekk ci Petersen. waaw léegi nga yor 12 milliards par année benn rond point nga fa def dinañ koy wax. waaw nga yor 12 milliards par année yow rond point lañ la mën a wax ca rond point ba fleur yañ fa def sax boo ko xaymaa matul 400000 ndox bi kay arrosé sax nay nga ko ci def quartier lëmm lakk Xaadim Rasul bi mairie bi am budget 12 milliards 800000 francs nga yëkkati dem mais ak lu ñu ànd loolu du dëgg ñoo bokk mouvance ñoo bokk coalition ñu ngi ci gouvernement bi ñu ngi man nekkoon naa ci gouvernement bi maay chef de cabinet président mais loolu du dëgg loolu man du ma ci ànd c'est pas parce que dañu bokk mouvance que lépp loo def man dama koy nangu man bi may am engagement ci wetu président Macky Sall di ko am ba léegi mais man ay cause moo tax ma topp ko gis-gis moo tax ma topp ko jikko moo tax ma topp ko. lapsus bi dafa am solo de. ban lapsus bi may topp ci ginnaaw Macky Sall. waaw di ko xeexal. waaw cause boobu laa gëm. ok et tey du moom du ay compétence am la ñu remettre en cause compétence su maire yi la ñu remettre en cause donc opposition bi ñoom xeexal leen tax a jóg liggéey taxu leen a jóg fii ci sa plateau la sama xarit toog daal ni moom du liggéey ak Macky Sall nan ngay téye maire yi sa maire yi budget bi préfet moo koy valider. pour nga exécuter mais génnaat na ci. waaw mais dégg nga ko mu ne pare na pour liggéey ak président Macky Sall. non même bu ko waxee. moom gëm naa ni il est de bonne foi bu waxee dara da koy def gëm naa ko de. moom Barthélémy Diaz. gëm naa ko. c'est-à-dire bu waxee dara dina ko def mais bay way na mbuus parce que du moom la ñuy élire maire mais conseillers yi ñan ñoo ci nekk. conseillers yooyu ñu bind ci liste bi liste boobu bu demee même moom bu bëggee liggéey ñeneen ñi bëggu ñëw liggéey conseil bi mooy délibéré. ca ña ca nekk du ñëpp ànd ak moom ña ca nekk am na ñoo xam ni extrême opposition la ñooñu donc bay woy na mbuus même boo ko falee dañuy bloquer conseil municipal u Dakar. D'accord. parce que ñoom mënuñu liggéey. D'accord. mënuñu liggéey pour 4 raisons baax na ñu koy leeral. mënuñu liggéey parce que budget mairie préfet moo koy approuvé préfet ku koy nommé président de la république par décret. munoo am projet boo xam ni da ngay tëb sa ministère de tutelle ministre boobu ku koy nommé du Macky Sall. munoo am paiement ca jaarul ci percepteur bi ak ministre des finances ñooñu ku leen di nommé du Macky Sall. munoo déguerpir munoo mettre de l'ordre dans ta commune ca woo force de sécurité yi ñooñu ci kan la ñuy dépendre ci Macky Sall mais léegi yow nga ni du ma liggéey ak kooku mooy kon yow naroo liggéey fii ku fi bëgg a yor commune bëgg a opposé wu doo def dara la preuve commune yi passé opposition moo leen yoroon lan lañ fi def. d'accord dara beneen parti bi ñi bokk Benno Bokk Yaakaar candidat yi fii Dakar mais ñi ci ëpp candidat yi fi nekkoon yëpp ay maire lañu woon balaa ngay wax programme da ngay wax bilan dawoon population bi toog ba mu xam ni boo gañewul sa mairie doo continuer nekk ministre wala doo continuer nekk directeur général mais acte bi nga posé que ni wax président Macky Sall ànduma ak sa candidat est-ce que loolu aussi du acte opposition. non man est-ce que du opposition. Papa Ngagne man ànduma ak sa candidat. Papa Ngagne. waaw man bu ma nekkoon opposant boo ma taxawee fii boo ma laajee dama naan la opposant man ñi may seeti seen biir kër di toog ak ñoom man damay bëgg li may wax di méngoog li may def te du ma nax kenn ku ma ci toogal dama naan la président laa àndaloon démb président laa àndal tey suba président lay àndal mu leer
nëbbatuwuma c'est-à-dire. boo bëggee mais président àndul ak yow mais président àndul ak yow. boo bëggee yow président nga àndal mais président àndul ak yow. ba déedéet loolu moom xamoo ci dara. non bañ a xam dara. président non àndul ak yow. déedéet président non bul ni ma xamoo ci dara. waaw déedéet non du ma la wax. xam nga man je suis tenu par la confidentialité de mes rapports sur 2 plans benn samay relation ak moom dafa dépasser politique ñaar may chef de cabinet li may wax ak moom du ma ko wax ci mbedd mi du ma ko wax ci télé du ma ko wax en privé mais lenn mën naa la ko garantiral du ma mës a def ci wàllu politique jéggi na sax wàllu politique loo xam ni quand même da koy gaañ wala da koy yàqal. mais bii de ñëpp wax na ñëpp dégg que ni àndul ci candidature parallèle yi moom président Macky Sall. ah déedéet am na ñeneen ñu wax leneen France ba mu demee France leneen am na ñu wax leneen de donc interprétation yi ku ci nekk bi nga bëgg ngay wax ku ci nekk bi nga bëgg ngay wax lii ma lay wax nii yaa ma ko gën a xam am na ñu bokk APR dem samp jëm jël beneen liste mais liste parallèle yi ngay dégg yëpp yu ci ëpp dañ naan la man président laa àndal mais d'accord uma ak waa ji localement et politique dafa am tendance mais man wax naa la li tax ànduma ak ñoom. ok mais dina yombal sa discours dina yombal est-ce que dina yombal pour nga convaincre sa ay ñi nga xam ni bëgg nga ñu voter la est-ce que dina yomb. ah mais xam nga nit ki tamit li nga gëm rek ngay wax. ok après nga bàyyi xel yeeg xol yi décider. mais na fekk li ngay wax méngoo ak li am man nee naa la ñetti candidat moo am opposition bi nañ leen pousse ne liggéey taxu leen a jóg ñii nekk fii nii Dakar Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg a des nekk ministre ñeneen ñi dañoo bëgg a nekk ministre wala nekk DG man loolu taxumaa jóg parce que nekk naa ministre juróom-ñaari at ci gouvernement ci mosumaa gagné commune ba léegi ministre laa ci mosumaa gagné commune am naa sañ-sañu nag léegi gis naa ay nit yu ma liggéeyaloon ma gëm seen yéene ci seen commune xam seen yéene ci seen commune ñu samp seen bopp ci seen commune ndax seen alal bopp seen jotu bopp seen teraangay bopp seen xam-xamu bopp seeni relation bopp ñooñu ci loolu lañ sampe uteeg man mi nga xam ni Dakar dañ maa xam parce que Macky Sall moo ma dugal ci gouvernement ñun ñooñu lañ dajale communes yi nga xam ne dañ fa dem fekk ñu benn nit wala ay groupe yu bari dañuy jël waxtaan ba d'accord ni nañ jiital kii yeneen force yëpp nañ ci topp mais loolu moo indi mbooloo mi ñuy topp. d'accord alors Mame Mbaye est-ce que boo déposer sa candidature comme ça ku ne xam ne élection bu laaj xaalis la ku ne xam ne ni campagne dafa laaj budget ci jamono joo xam ni am na lu ñu la tuumaaloon ci jalgati alalu réew mi ci Prodac est-ce que loolu du tey xel nga jékki-jékki bëgg a def déposer sa candidature am autant de nit yoo xam ne investir nga leen fu nekk war a yor budget war a campagne ci koo xam ni dañ ko doon jiiñ jalgati alalu réew mi est-ce que yaakaaruloo ni loolu dina tey xel mais nan la mën a tey xel ñiñ àndal ñun est-ce que dañ ñu gis ñu campagne ñun tafuñu dëkk bi yëpp loolu ñu taf ngeen dëkk bi déedéet si dëkk bi moom taf ngeen ko non yéen a ngi caravane déedéet caravane ñu non si xaaral ma wax la rek mën naa la wax du ñàkk xaalis moo ñu tey def loolu de option la mais ñi samp ñëpp dañoo bëggoon nekk candidat xam nga ko Moustapha Mbengue Grand Yoff dafa bëggoon a nekk candidat depuis 2 ans 3 ans mi ngi ciy liggéey moom mooy doon candidat bi foofu dina jël ay dispositions ñun suñu liste ay mouvement la dañoo cotiser dem déposer caution dañoo cotiser dem organiser suñu campagne optimiser suñuy ressources nekkuñu ci pasar yi nekk déggoo ñu def meeting d'investiture déggoo ñu nekk def caravane di kii gisoo ñu lu amul benn panneau publicitaire booy gis suñu affiche defar na nekk ay affiche ay col ay mais amul. non da nga ni option la mais du ñàkk xaalis. waaw parce que li ñu waroon a defee loolu lépp dañ ko jël dem cautionner ci ay institutions financières pour lever ay fonds pour accompagner jigéen ñi ñu nekkal jigéen yi nga xam ni dañuy jàppale ci politique bi ñu def loolu lañ def parce qu'on a trouvé ni que c'était plus loolu moo gën a yanu maanaa boo bëggee liggéey commencer par ci li nga wax dafa yomb de. non yomb cautionner ay fonds pour mën a lever ay fonds. déedéet gis nga boo demee ca banque ba nga déposer 1 million garantie institut financière yi lebal jigéen yi microfinance. dañ lay lebal ban banque la ko defal. dañ lay lebal 10 ban millions banque moo la ko defal dama lay bañ a defal publicité. non defal ma publicité damay bañ. non defal ma no garaawul. ak IMSEC lañ ko defee directeur bi ñëw ci suñu meeting. ok
boo déposé 1 million da ngay am 10 millions femmes yi dajale seen i pièces d'identité dem déposer ñu lebal leen groupement par groupement de 10 par groupement de 15. ak ay taux de remboursement. yoo xam ni c'est moindre parce que ñun ñoo fay caution bi léegi loolu suñu alalu coalition yi la ñu jël jigéen ñu ñuy jàppale loolu moo tax bu ñu wootee nga mën a gis ñu toog 16 heures takk seen i musóor toog 16 heures ba 18 heures ñu wax ba pare ñu dem te duñ fay kenn joxuñu kenn 15000 jëlee wuñu leen Guédiawaye jëlee wuñu leen Pikine fii Dakar ci 19 communes lañ dëkk. te doo dégg coow ci suñu biir parce que lépp lu ñuy def dafa sell loolu lañ def defuñu leneen mais après ñu bëgg fi indi kii lii la kii lee la liggéey moo ñu tax a jóg changer xar kanamu Dakar moo ñu tax a jóg bu dee ci wàllu politique man maa ciy politique am na ñeneen ñu bokkoon feneen am na ay force citoyenne mais am nañ droit nag ku nekk bàyyi li nga nekk ñu ni ñun nañ leen dem changer xar kanamu commune yi ak xar kanamu Dakar yi bu fekkoon ni que dañu am yeneen perspective kon ñu présent Sénégal fépp mais ñun Dakar lañ dajaloo Dakar ci 19 communes yi ñu investir ay nit ci 15 communes. li nga wax dégg naa ko mais li ma bëgg a comprendre mooy. nan nga mën a leerale. tuuma yi nekkoon ci sa kaw. ci presque 29 milliards ñu ne daf ko jalgati ñu teg ci ay at daanaka Mame Mbaye taxaw samp ndëndëm ak ay nitam. bëgg a def campagne. Papa Ngagne 29 milliards yooyu yaa ci bëgg a ñëwaat rek. mais bëgguma ci ñëwaat de. waaw est-ce que xam nga doo taxalikoog moom. déedéet est-ce que xam nga daf lay topp. defe naa leer na tey jii leer na ci bopp bépp sénégalais ni que loolu ay tuuma la benn ki yor Prodac toog na fii ci sa plateau ni 29 milliards yi ci lay liggéey mu wax ko at ak genn wàll après mu toogaat fii ñu wane ko ci télé yi mu inauguré 4 domaines agricoles yi ñu prévoir woon ci 29 milliards yi. inauguré nañ ko président moo ko inauguré ñu wane ko ci télé bi après ñu ne ñi continuer di ngun-nguni naan non kon am na lum ci comp Macky Sall moo teg loxoom ci rapport bi ministre des finances bi nekkoon dans le temps toog na ci télé jaaroon na fi laajoo ko mënoon nga ko laaj bi nga ko njëkkee laaj daf ni la malentendu la entre man ak moom ba yàgg si la 3 semaines toog na ci plateau télé ñu laaj ko mu ni wax dëgg yàlla te yow loolu doy na la quoi pour yow ñooñu ñoo lay mën setal nga yaakaar. mais déedéet mais lan laa mën a def c'est-à-dire fépp fu télé toog fépp fu ñuy wax kaay leen leeral. non ay lii la Pape Malick Ndour wax lii la Amadou Ba wax. donc man pare naa ci set naa ci laalewu ma ci dara pour yow loolu war na doy. déedéet amul loolu beneen moyen bu la mën a setal ci loolu. beneen moyen bi xam nga mooy lan Papa Ngagne bu kudd bu amee détournement kan la ñuy wax ah. kudd bu amee problème bu amee détournement kan la ñuy wax directeur bi est-ce que dañoo waxoon ni que Mary Teuw la wala ministre ba la Senelec bu xaalis réeree foofu kan la directeur bi la Sonatel bu xaalis bi réeree kan la directeur bi la port bi bu xaalis bi réeree kan la directeur bi la pourquoi ñu wax ni que yaa ngi bëgg a taxal Senghor de. waaw déedéet ma taxaluma ko. si loolu kay yaa ngi bëgg a taxal. déedéet si nan laa ko taxale. non moo nekkoon directeur bi. waaw mais Prodac. attends nekk na directeur bi ba benn moment ñu relever ko de ses fonctions. waaw. et man maa bind ni nañ ko relever loolu ma assumé ko mu am écrit mu am lettre man maa bind ñu relever ko man maa bind demander ñu relever ko man maa bind demander ñu auditer ko. et lii may wax ni ministre des finances d'antan bi confirmé na ko ci ay propos waaye léegi lu tax agence wala direction bu am problème ñu jiiñ ko directeur bi juridiquement duñ wax sax waxi ministre bi Prodac am directeur am ministre de tutelle technique foofu am problème ñu ni Mame Mbaye la Papa Ngagne dem nañ ba ci jël ay vidéo jigéen bu yor ay takk xaalis ñu naan jabaru Mame Mbaye la est-ce que mës nga dégg kenn ku ne la rapport baa ngi nii ki daan yor rapport bi kay gis nañ ko. déedéet. IGF. waaw rapport IGF. waay waaw boo loo ci gis dañ ma cee tuumaal amul tuuma. rapport IGF kay c'est disponible mi ngi dans le mi c'est disponible ci site ministère des finances amul mais léegi lan laa mën ci di wax boobu ba léegi juróom-ñaari at ñu may tuumaal ba ki yoroon mbir mi récemment la wax. mais ba léegi dañuy continuer di wax Papa Ngagne bu amoon du ma démissionner
loolu duñ ci dellu si waat bu amoon parce que buñ ci bëggee demaat ci la ñuy des ci démission bi. waaw déedéet di muy démission bu kenn musul gis vraiment. loolu duñ ci ñëwaat quoi kenn musu ko gis dimanche. loolu moom non Mame Mbaye ñu wax ci leneen Papa Ngagne baal ma rek ñu non Papa Ngagne buñ la falee dimanche kay. buñ la nommé dimanche nga war a mën a démissionner dimanche la. yow biñ lay nommé dimanche la. boo bëggee démissionner kay amul jour mën nga démissionner te dimanche bañ la nommé woon wala. d'accord xam nga mais xam nga loolu kenn musu ko gis d'accord ak man ci loolu. lu tax façon ni nga démissionné noonu moom kenn musu ko gis. non tuumaal nañ ma man bu fekkee ni que lii ñuy wax am na man nangu naa am tey leen yëf yaa ngi nii man kenn du jaar ci man di yàqal ki ma àndal démission baa ngi nii ma ñëw toog fii nii man la damaa démissionné nga ni ma da ngay dellu man la delluwuma 2 semaines après laa dellu parce que il fallait ma xam ndax ki ma dénk xam ne li ñuy wax wala xamul li ñuy wax et noonu la demee man buñ nee salaamaaleykum man nangu naa dem ci yoon parce que damay wax ñi ni que ku jubadi dañ laa war a jàpp damay wax ñi ni que munoo yor yëfu mbooloo mi di jubadi donc man bu ma jubadee man nangu naa dem toog journaliste yi jotoon a bind ni que rapport am na dañoo dem tribunal. d'accord bañ demee tribunal joxewuñu rapport bi ñu condamné leen. ok et pourtant loolu kenn waxu ko. donc juróom-ñaari at ñu may tuumaal. ok bon li samay moroom di ut laay ut bu fekkee dañ ma ëpp taxawaay mais nañ dem ci sénégalais bu fekkee dañ ma ëpp pas-pas nañ dem ci sénégalais et mën nañ xëccoo ci dëgg man du ma sosal kenn c'est-à-dire man bu ma la nee Papa Ngagne def na lii boo nee ma déedéet dama naan la damay def nii ni la Papa Ngagne xoolal est-ce que lii defoo ko. mos naa wax ñu weddi ma. mooy ni nga ko defoon ci Idrissa Seck ak chèque yi nga doon wone. waaw mais man mooy ni nga ko defee woon quand même. mais c'est-à-dire man musuma wax. mooy ni nga ko defee woon laa wax. xam nga dama xam li ci tuuma. waaw non bi ngay tuumaal Idrissa Seck laa génne chèque yi te wane ko. xam nga tuuma mooy la. waaw non dama ne ni nga ko defee woon rek. nee ma waaw ñu dem ci leneen. déedéet du tuuma. waaw maa def li nga bëgg a wax mais du tuuma. ok tuuma mooy wax ci nit lu amul. man li ma wax dafa am. tuuma mooy wax. gàqal deru nit. ok man wax jee bari rek. kenn mësumaa dégg ma wax bu ñaaw. kenn mësumaa dégg ma wax bu dul dëgg. li may wax damay fexe ay nopp di ko dégg mu mën a egg ci biir xol. dafa def lii kenn xamewu ma kenn mësuma dégg ma wax bu ñaaw. mësul am. dafa tàng wala dafa kii man ci sa émission lañ ma xamee fii ku fi toog di wax waxu ju ñaaw yow doo ko nangu. et ku fi toog di wax lu mu amul kayit yow doo ko nangu. parce que yaay njëkk a ne ko mais saa waay est-ce que li ngay wax am nga ci firnde man heure boo ma waxee li ngay wax am na ci firnde man la kayit baa ngi nii. donc du ma xam naa li ci tuumaal nit. du question ni que damaa bëgg politique mais damaa gëm ci sama biir xol ni que bu ma tuumalee nit yàlla suñu borom dina ma duma. d'accord léegi li ma bëgg ñu dellu si ci mooy Mame Mbaye ñi ngi jëm ci élection nee nga candidat nga. bon candidat nag ñaar moo mën a nekk nga gagné wala ñu gagné la. suñ la gagné ndax mën nga tirer conséquences yi politiquement. mais bien sûr mais attends Papa Ngagne c'est que xam nga kii ragal di def dara mooy ki yaakaar ki amul ngëm-ngëm Papa Ngagne yàlla bi ma tàggat teete ma indi ma ba fii ma egg dina ma yóbbu ba fa ma jëm ca doomu aadama du ci man dara li may def na méngoo ak njub ak jikko ju baax loo xam ni ñi ma àndal duñ ma xeeb ki ma wóolu du ma xeeb. non mais xam nga li ma bëgg a wax conséquences politiques yi nga ci bëgg a wax. ndax bu ma gañewulee benn bi ci njëkk gëm naa ni incha allah ci kàttanu yàlla dañuy gañe parce que li may gis xam naa ni dañuy gañe parce que man naxuma sama bopp demuma di waxloo fii ay nit waaye mu ci saalu nit ñi laay dem toog tënk ak nit ñi wax ak ñoom. ñu fasante boo fa jógee ñeneen ñëw de. waaw mais déedéet ñeneen ñi bu ñëwee man gëm naa ni li may indi ak ñoom li ñu indi du benn. parce que man ci programme laay wax man bañ ne salaamaaleykum candidat laa damaa génn sama programme bi coow li naree bari wax man leen man du ma werante bi ci programme yi lay nekk xeexuma xulowuma pourtant ragaluma tooñuma kenn lépp lu ma wax nit mën naa ci indi firnde donc bi ci njëkk mooy damaa gëm ni que li ñu def liggéey bi ñu def ñaari at yàlla dina ci def sutura parce que sabablu nañ et ñi ñuy waxal xam naa ni dégg nañ ñu Papa Ngagne man ay jigéen dañuy toog ay borom kër dañuy toog ba 2 heures du matin ñu toog ñu ñëw fekk leen ñu toog di ñu xaar tey jii nii sa émission bi yàqal na ma ci Ramatoulaye Diallo
te wóor na ma ni bu ma paree ci émission bi moom dina toog xaar ma ñeneen dinañ toog xaar ñu recevoir li ma lay wax nii ba après peut-être boo dëkkee côté yooyu mën nga ko vérifier donc ñi la jox cër boobu te joxoo leen ñaar dërëm loolu yëg-yëg la et ñun ñoon lañ àndale. d'accord loolu dégg naa ko mais dama ni ndax pare nga pour tirer les conséquences. mais moom laa la njëkk a wax. mais non li ma bëgg wax mooy c'est-à-dire xëy na doo xaar ay décision wala leneen man jàpp naa ni bu fekkente ni défier nga autorité bi comme ça nii. dem ci ay élection soo pertee xanaa di nga ko delloowaat lu mu la joxoon. Papa Ngagne c'est-à-dire perte bu ma ko laajoon léegi nee naa la ma jox ko man musuma ko wax nommément parce que nee naa la li ma séq ak moom romb na loolu li ma séq ak président dootul politique romb na loolu musuma ko wax jox ma jeune ci télé laa nekk musuma ko wax nommément fu ma teg nag ma def sama kéemtulaay kàttan taxaw fa pour mériter confiance am parce que loolu la ñu séq nee naa la topp ma ko ba may ànd ak moom mais wax dëgg yàlla ñii di wax nii yëpp ànduñu woon ak moom ba may ànd ak moom ci laa nangu woon kilifteefam ci diggante bi la ma wan lu tax ñu romb politique. def nañ fi gouvernement ñu génne ma 2 ans est-ce que mas nga dégg sama tur est-ce que mas nga ma dégg ma wax ci télé bi dama ni patt dem toog yor lim ma dénk toog di seetaan yàqaluma kenn ba yow sa bopp nga naan ma da ngaa réer. parce que boobu bëgguma yàqal kenn parce que tamit ak loo xër waroo def liggéeyu jàmburu parce que boo ko dee def mu def ne da nga koy sabat da ngay ñëw toog mais lii du liggéeyam moom man dama jàpp ne que du élection législative du élection présidentielle élection législative ba mu jotee mu jiital Amadou Ba bu Amadou Ba ñëwaatee toog fii nii nga laaj ko damaa yanu xeex bi ba Bamba Fall bii maire Médina taxaw di laajte mais yow nekkoo ci liste bi ba pare yanu xeex bi parce que sama ngëm-ngëm la mais lii ay élection locale la damaa waxoon ak samay nawle ci 2018 ni leen bu ngeen ñëwee jàppale ñu ba mu jàll premier tour élection locale yi li ngeen bëgg dinañ ko def damaa joxe sama kàddu et ba ma koy def moom wax naa ko loolu moo taxoon ma am sañ-sañu ñëw toog fii ci télé bi ni la candidat la te dinañ samp ay nit ca ñi ma samp kenn mënuñ ci wax ni que kii fii la jóge fee la jóge affaibliruma kenn xeexuma kenn mais am naa sañ-sañu ni ànduma ak ñii nag c'est pas parce que ñoo bokk kër nag que li ngay def man dinaa ci ànd parce que ñoom li ñuy def méngoowul ak askan bi ok parce que loolu laa gëm d'accord léegi Mame Mbaye est-ce que yaakaar nga dina yomb ci xëccoo boo xam ni yaa ngi koy seq ak coalition bu toll ni coalition Yewwi Askan Wi ngay jàkkaarloo ak Barthélémy Diaz Khalifa Sall ancien maire de Dakar nekk ci ginnaawam est-ce que jongante bu mel noonu ci politique dina yomb ci yow pour nga am ci ndam fii ci Dakar defe naa de yàlla suñu borom def na ci sutura ba pare parce que ñi ngi xëccool ñi ngi xëccoog ñoom ñi ngi dem ci kër yi ñi ngi dem ci kër yi lépp ñi ngi koy def ci yar ak teggin ak ci jàmm waaw mais xam nga ci ay références yu taxaw Barthélémy dafa nekk ñaari yoon maire yow mosoo nekk maire man ma def na waa déedéet non parce que opté wu ma woon pour loolu xam nga élection locale yi passé 2014 bu ma neexoon bokk fii Ngor proposé nañ ma ni leen man xëccoowuma parce que jamono jooju dama jàpp ni que nekkuma ci xëccoo nit mi ngi ma wóolu dugal ma ci processus boo xam ne damay jàng état pour bañ a def lii gars yi di def damay jàng mu dugal ma ci président conseil ma bokk ak 6 généraux ay 5 ministres conseillers ñu wër ma doon xale bu ndaw di leen jiite bu subaa madame ñu ngi ko ni ma non waruñu bind nii ngay defee affaire bi école la du li ngay jàng école université mooy téye état de ñu lay former ñoom général Meïssa Niang ñoom commissaire bi nekkoon de PAF ma ñëw toog man Léopold Diouf laa remplacé def fa 1 an jéego fa mu yóbbu ma AIBD ma defaat fa 6 mois mu dugal ma ci gouvernement mais damay nangoo jàng ma defee 7 ans ci gouvernement mu génn mu dugal ma ci cabinet damay ñëw toog mais damay jàng parce que dama bëgg a xam ñu pare ci mais élection locale am ma joxe woon sama kàddu ak ñoo xam ne dama bëggoon ñu ñëw mais na leen dem uti ko. waaw mais man dama la laaj ni la ku mel ni Barthélémy Diaz dafa nekk maire. ci Sacré-Cœur Mermoz. waaw maire boo xam ne amoo bilan. non
non yow yaa wax amul bilan. waaw mais yow xam nga ni Barthélémy Dias ci Sacré-Cœur am na bilan. lépp nga ko mën a waxal ba mu des bilan. dama laaj nag waa Sacré-Cœur c'est que c'est-à-dire sama xarit la je le connais très sérieux très courageux mais xeex pour le Sénégal boobu muy wax ca bañ a xeex pour waa Sacré-Cœur conséquences yooyu la nekk di fay et loolu la waa Dakar di duggaat c'est-à-dire loolu moo tax man la opposition bi waa Dakar nañ leen pousse na le parce que duñ def dara ci communes yi ku jàpp ne que ci élection locale yi nii ci ngay régler ay problème mu élection 2024 yaa ngi nax nit ñi loolu mooy dëgg Yewwi Askan Wi opposition en général dañuy ut mairie pour organiser wu pour xeex ay 20e mandat soxla wuñ loolu parce que liggéeyaloo ñi la fal. mais ñun gisuñu loolu ñun li ñu gis contraire bi la ñu gis. pouvoir bi moom mooy xeex ville de Dakar. déedéet nan la ko xeexee. mais loolu kay ñëpp gis nañ ko. waaw déedéet wax ma benn rek. mais bari na. wax ma benn boo ci jël rek ma tontu la. boo jël rek ma wan la ni que ay nax la ville de Dakar bilan bi mais ñi ko bokk tey jii nii candidat yëpp ci bilan bi lañ bokk. ku ne xam na ni emprunt obligataire. lu am solo la ci ville. bu fekkente ni état nangul na la ko. parce que ñoom ñoo lay garantir. dina la permettre nga mën a def lu bari. su fekkente ni garantie ko mën loo def lu bari. yu mel noonu ay acte la yu Khalifa doon teg mais état bi di ci teg tànkam. déedéet léegi nag dinaa la expliquer pour la deuxième fois dinaa dugg ci loolu parce que niñ ko waxee demeewul noonu boo dee leb yow tey jii nii bu soxna si dee dem lebi ca banque ba yow nga garantir ko di nga xool fi soxna si ñu ne la bu soxna si fayul yow yaay fay di nga leerlu soxna si li muy leb fan lu koy dugal loolu mooy bi njëkk di nga xam di nga seet ndax bu soxna si fayul yow am nga loo fayee loolu mooy ñaar munoo leb ay milliards état du Sénégal garantir la fekk état du Sénégal def moom leb ay borom def cadrage am budgétaire am nga bëgg mu garantir la ca li ngay leb du bokkul ci cadrage budgétaire bi loolu mooy benn ñaar ville de Dakar ñu ñëpp xam nañ ni que 50 ba 59 milliards mooy budget bi est-ce que xam nga ni ville de Dakar du fay UCG du fay ramassage u mbalit bi est-ce que xam nga ni ville de Dakar du fay éclairage public bi est-ce que xam nga ni ville de Dakar ci ay taxes yi muy collecté taxe ordure ménagère moom lañ koy jox te pourtant du fay est-ce que xam nga ni ville de Dakar budget bi yëpp xaru tabaski secours billet aji màkk ngalax lay yem ville de Dakar lan la def période bi fi opposition bi nekkee 6 tonnes 500 meew lañ séddale au même moment école primaire yi. di jàppale hôpitaux yi aussi bu ci mel ni Abass Ndao. non déedéet. si non. si non wala bu loolu amoon kon waa Yewwi duñ defaat programme noonu nañ dañuy xoolaat modèle de santé bi yow nga yor mairie même Abdoulaye Diouf Sarr amul droit def loolu parce que ci conseil municipal u Dakar la bokk ñetti yoon la mas a dem soo xam wax na ko ca weddiwul il est comptable de ce qui se passe bu amoon xalaat bu baax ak xalaat bu rafet ak ba mu tëjoo naan day bind programme lu tax ba conseil municipal bi di délibéré ba demul woon joxe fa xalaatam lu tax xalaat bu baax bi mu amoon defalu ko Yoff nga jël ko nga dem ci Barthélémy c'est la même chose nañ bàyyi naxaate bi c'est-à-dire pour une fois nañ wax dëgg nit ñi nañ wax li am. boo bëggee mais xeex ville de Dakar est-ce que passé na mën a tëj maire bi tëj ko jàpp ko ñu def ci kaso bi. ci problème mu caisse d'avance ak ay problème yoo xam ni ay problème mu. fonds politique la. papa ngañ loolu bëgguma ci dellu parce que. non dama ne est-ce que loolu du xeex Dakar. xeex Dakar est-ce que passé na tëj maire am. waaw mais attends est-ce que maire bi dañ ko fekk muy dox takk banderole am rek ñu dem jëli tëj ko. nuru na ko de. ah déedéet. nuru na ko de dañu audité. man ni nuru na ko de. déedéet même bu ko nuruwee nekku ko da nga ni nuru na ko rek fekkuñu ko ci mbedd mi rek jëm jël tëj. am na lu tax ñu tëj ko. non c'est-à-dire da nga ni ma yow opposition bi dañu bëgg a jël mairie bi pour xeexe ko état bi te man gisuma loolu li ma gis mooy état bi jël état bi di ko xeexe mairie bi loolu laa gis man. déedéet nee naa la mairie ay cër juróom-ñeenti cër la état bi jël ñu dénk ko collectivité yi ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu environnement ci wàllu sport ci wàllu jeunesse ci wàllu ba mu met juróom-ñeent mu dénk la ko di collecter xaalis di la jox. yow nga bëgg ni man duma wax ak kii yow boo waxul ak kooku ki la dénk yor xaalis bi di collecter yor sécurité bi mais nan nga mën a liggéey leen ñi la fal
nga laaj ma firnde man la demal Mermoz Sacré-Cœur demal ville de Dakar maire yi 19 communes yi bu mu waxee dëgg ca yàlla tax mais benn commune la ci mouvance présidentielle bi gagné woon mooy Yoff ca Yoff ki ko téye juróom-ñaari at fi ñu toll nii ñemeetu faa dugg li ma lay wax firnde bi le 23 janvier di nga ko xam ñemeetu faa dugg parce que li mu doon naxee nit ñi bi ko nit ñi waxee yow nga ñëw nii way gis ngeen jardin bi ma defar et puis booy nax sax nga def ci la manière yow rond point boo xam ni fépp fu pont am ci programme mu président yi am na fa boo rombee ci VDN bi doo fa gis lu xaw a niroog li nekk Yoff moom mu ñëw di ko inauguré nee na moo ko def ca nekk ci gouvernement xam ni que plan triennal d'investissement bi programmé na ko nga dem jël ñaari mur sofale fa ni 40 millions la jël xaw ma 300 millions ca mu wóor la ni dañ koy toj. te ñëpp gis ni Ageroute ñoo ko doon def nga ñëw di ko inauguré. mais kooku boo naxul nit ñi ba pare ñëpp noppi ñu am fitu sax bind naan le meilleur am ñuy ñeme naan le meilleur candidat Papa Ngagne bu fekkee ni que bokk ci mouvance présidentielle ànd ak loolu la man bokkuma ci parce que du ma ànd ak moom parce que du dëgg. du dëgg. d'accord nañ bàyyi naxaate yi. mais xam naa ni même boo àndul ak moom di nga pare pour fair play aussi boo gañewul ku gañe. di nga xam ni non c'est que man nee naa la sànq Barthélémy sama xarit la man ak moom amuñu benn problème amul benn en fait c'est pas des adversaires man jàppewu ma ko adversité dama ko jàpp ni que ku ci nekk am na yéene mais ku ci nekk tamit nañ xool yéene bi nga am dëggantaan est-ce que dëgg la wala du dëgg parce que tamit. juróom-ñaari at a ngi nii ñu ñuy nax man bi président di def acte 3 damaa toog chaque jour ma woo maître Youm di laaj muy expliquer parce que ça m'intéressait boobu maa ngi préparer sama bopp pour comprendre programme bi ma def mën na bu ma ko yàtt cela 3 mois lañ ko génne ma ni leen découlement wu PSE la découlement wu acte 3 ñaar synthèse boobu lañ def présenter programme pour ville de Dakar après des séances d'écoute dañu dem toog ci saalu nit ñi déglu xam nga li waa Grand Yoff soxla ak li waa Parcelles soxla du benn Parcelles seen premier soxla ndox la nan laa ko xamee déglu dem toog waa fii suñ ndox day coupé suñ lii Grand Yoff seen premier problème du emploi des jeunes problème sécurité la Ngor seen premier problème c'est différent parce que ñi nekk ci village bi lañ soxla ak ñi dëkk Almadi liñ soxla du benn. léegi Mame Mbaye man foofu problème bu grave laa fa am. li ma fa am mooy xam yow nga bokk bi avant ngay nekk candidat. yaa ngi nekk ci benn état bi presque bientôt 12 ans wala 10 ans mën nañ ko wax ñu nekk fi ba tey nga naan ma Grand Yoff seen problème insécurité la fële seen problème manque d'eau la. non seen problème lii nangam la. c'est-à-dire loolu man mënu ma ko comprendre. merci c'est-à-dire loolu bu ñu jëlee par exemple affaire élection locale yi ñu teg ko fële. waaw ñu ñëw ci seen gouvernance mais est-ce que loolu du échec. non ñu toog ba tey nga may wax Grand Yoff seen problème nangam la. non ba yow nga war a mën a nekk ba sa candidat war a mën gagner pour mën a régler loolu. non c'est parce que boo nee problème mu sécurité problème mu ndox mais loolu du compétence su mairie bi mais bu fekkee au niveau étatique ngay wax parcelle bu fa fukki kër daan ñàkk ndox tey ñeenti kër ñooy ñàkk ndox donte juróom-benn yi réglé nañ ko mais des na ñeenti kër. mais yow boo ma nee du compétence su mairie bi. non léegi bi ñu la waxee am nañ problème rek lan nga leen wax da nga leen wax da nga koy régler. non parce que damay leeral man boo ma waxee kër yi may dugg mën nañ leen jël seede am na wax yoo may wax dama naan la loolu bokkul ci yëfi mairie wàllu état la nga ne ma waa war ngeen ma ci dimbali man la état bi lii ak lii ak lii ak lii la ci def Grand Yoff mais 2e commissariat de police ñun ñëpp xam nañ ne que am na parcelle donc am na programme de sécurité bu président di def nombre de policiers mi ngi yokk nombre de gendarmerie mi ngi yokk mais ba léegi taxawul problème insécurité di posé wu parce que ñi ngi agressé ba léegi mais jéego yi muy def pour wàññi ko ngay xool pour apprécier li muy def ndox mais ba léegi mi ngi ñàkk mais ñun ñëpp gis nañ mu inauguré KMS 3 KMS 2 mais donc mi ngi def ay jéego problème mobilité urbaine ñi doon kaas yëpp mën nañ comprendre ni que TER bi ak BRT bi c'est pour anticiper ci problème yooyu donc luñ mën a expliquer la. ok mais nañ nangu expliquer ko. d'accord ok d'accord ok xam c'est bon hein. c'est bon voilà allons-y. alors man li ma ci jaaxal rek mooy c'est vrai que expliquer nga ko quand même. mais bu fekkente ni da nga ni ma
parce que loolu c'est important. soo nee ma man fu ma dem seen problème lii lañ may wax. lii lañ may wax lii lañ may wax. alors que problème yooyu. yow en amont waroon nga ko régler avant ngay nekk candidat parce que ci état bi nga bokk. mais moo tax ma ne la pàcc boo ci jël néewuma la régler nañ lépp Papa Ngagne man ci wàllu politique bu la neexee nga ni bokk ma APR bokk ma Benno Bokk Yaakaar man Macky Sall la c'est-à-dire loolu mooy dëgg bi et puis c'est pas la première fois may toog ci plateau di wax ni que d'accord man toog naa ci sa plateau bii nga ne ma membre gouvernemental man la ñii mënuñu donc c'est pas la première fois may am position yooyu quand même buñ toog ba élection locale am ñu bëgg ma wax ni que lii dafa lii man yàgg naa wax li ma xalaat ak li ma gëm. D'accord du toog naa ci sa plateau fii nga ne ma non nan ngay bokk man la mais parce que loolu mooy dëgg mënul. wala engagé wul dañu am problème engagement donc du lu bees man nee naa la bu fekkee ni que dañ may seet pour jàpp ma ndax ay Benno Bokk Yaakaar ay mi ngi xeex ak kii mi ngi xeex ak kële la vérité au vrai sens du mot mooy man Macky Sall la buñ naree xëccoog man APR ma bàyyi leen mën naa dese Macky Sall rek parce que moom laa pactisé wu ma ak keneen te du ma topp ci ginnaaw keneen parce que loolu laa gëm. loolu nag du militant. loolu n'a rien à voir avec militantisme. loolu xëy na moo gën a jege sax sympathisant wu Macky Sall mais pas militant wu APR. militant dafa am benn comportement bu mu war a mën a am. papa du ma topp si ginnaaw kenn. loolu je pense que loolu du waxu militant. Papa Ngagne man ci ku may topp da nga may ëppale ñaar da ngaa am lu ma amul ci jikko wala da ngaa mel noo xam ne bëggoon naa kaa mel ca melagu ma ni man kooku lay tànn kilifa. du ci am du ci leneen ci comportement la noonu laay toppee nit mais nee naa la bu fekkee ni que ci loolu ngay sukkandiku pour ni du ma militant jàppal ni que du ma militant APR mais man makiste la ba ma koy topp ba may ànd ak moom APR amagul mais nag am naa sañ-sañu boobu bu fekkee ni que dañ ma bëgg a tënk ci biir APR wala ci Benno Bokk Yaakaar ci lu ma d'accordul je préfère ma bàyyi leen ko loolu laa def. mais makiste moom mais je demeure makiste moom. su Macky Sall deful 3e mandat génn ci politique bi day ànd ak moom yóbbaale ko. waaw mais. makiste nga ma wax de. déggoo li ma la wax papa. makiste waaw. suy dem da koy yóbbaale. ma ni déggoo li ma la wax. c'est-à-dire bu génnee ci gouvernement bi. dem defi leneen. makiste bi da koy toppaale. non Papa Ngagne li ma wax moo gën a leer nee naa la moom laa àndaloon démb tey jii nii moom laa àndal suba moom lay àndal loolu koy leer na wala. ndax daf may yóbbaale wala du ma yóbbaale yàlla rek a xam mais nee naa la moom laay àndal. d'accord ok leneen li nga xam ni bëgg naa ñu taxaw ci. muy programme bi nga xam ni yaa ngi koy proposer waa Dakar. parce que wax nga ni. ville de Dakar ci budget 60 milliards presque moom mooy budget bi. ne nga bu paasee meew ak ngalax ak yeneen defuñu ci dara. budget boobu d'abord xanaa pare nga pour consolider ko wala pour yokk ko. lan nga xalaat pour mën a yokk budget bi d'abord loolu ñàkkul xëy na nekk na ci sa programme. doo ñëw fekk budget bi peut-être ci 60 milliards bàyyi ko fa am nga ci idée. ban xalaat nga am ci lu mën a yokk budget bi. gis nga Papa Ngagne koo dégg mun la day yokk budget mooy day yokk taxes yi wala nga yokk système de recouvrement bi pour. élargir mais loolu tam xalaat la. boo yokkul taxes yi nga yokk système de recouvrement bi. waaw non damay expliquer. waaw lan moo mën a yokk budget. tout à fait c'est-à-dire buñ nee yokk rek. ci wàllu budget da ngay yokk taxes yi. wala nga yokk taux de recouvrement yi yokk taux de recouvrement bi nag mooy yoon bu baax jamono ji ñu toll ñiy wax ni que dañuy yokk budget bi. mën nga créer aussi ay structure yoo xam ne mën nga ko recouvrer mën nga créer mën nga def leneen. non dama lay expliquer mën nga def leneen pour ñi ko wax laa wax. waaw ñaari yoon rek la ñuy yokkee budget yokk taxe wala yokk taux de recouvrement bi pénétration fiscale bi loolu mooy benn. mais ak créer foo mën a jëlee aussi ay taxes wala foo mën a recouvrer mën nga ko créer. non moo xam ci ay comment dirais-je ay grande surface la wala leneen ak leneen. non loolu investissement la pour rentabiliser ko. waaw. loolu investissement la pour rentabiliser ko ñun li ñu proposé dans un premier temps. mooy réarticuler nomenclature budgétaire bi mooy c'est-à-dire dañuy jël benn part ni lii pour investissement la. jël benn part ni lii pour fonctionnement la jël benn part ni que lii pour économie sociale et solidaire la partie investissement bi ci première année bi on va investir sur les infrastructures sportives
loolu priorité la. loolu c'est important ci Dakar. deuxième priorité bi mooy. économie non mais yaa ngi dugg ci programme bi te man dama la doon laaj. nan ngay yokkee budget bi kon par exemple parewuloo pour yokk ko. non li ñu wax nii. waaw ci li ñu départ suñ programme ci li ñu ko bindee ci budget actuel bi la bokk. d'accord maintenant ay perspectives pour yokku taux de pénétration bi ak taux de recouvrement bi. moom bokkul ci sa programme la. ci bokk na ci programme bu ci bokkoon kay nga wax ma ko bokk ci. bokk ci mooy li ma la wax en fait boo investir. waaw ci ay terrains sportifs c'est rentable boo investir ci réaménagement. ak marché yi mais da nga yaa ngi yokk. waaw mais léegi nan la ñuy defee investissement yi moom laa la nekk di expliquer. ñun xam nga am na ñu naan la dégg naa ci kenn damay reetaan nee na dañ ko wax yow boo faloo lan ngay njëkk a def mu ne day dajale ñëpp laaj leen lan mooy seeni priorité. xam nga boo dee dajale ñëpp yow nga falu ba pare nga ni da ngay dajale ñëpp nag pour laaj leen seeni priorité wax dëgg yàlla. mais loolu tooñ nit ñi la yow kay balaa ngaa dem di conquérir war nga xam lan mooy priorité nit ñi. d'accord xam nga loolu moo yanu maanaa. d'accord ci léegi loolu leer na ci wàllu budget mais ci wàllu coopération décentralisée am nga ci xalaat aussi. maanaam ubbeeku xool lan la yeneen réew yi mën a jëriñ Dakar ak ñoom aussi lan lañ leen mën a jëriñ. absolument parce que. ci sa programme jël nga ko en compte wàllu boobu. waaw surtout ci investissement ci investissement wu équipement sportif yi ak surface aménagée yi pour faire def sport professionnel parce que boo bëgg mën naa la jox benn exemple bu ñu jël peut-être contact yooyu ak bëgguma def publicité mais boo jëlee plateau. amatuñu espace de jeu. stade Assane Diouf dem na c'est ça la vérité loolu mooy dëgg donc mënatoo am foo def stade boo xoolee carte bi fenn rek moo am espace mooy lycée Lamine Gueye. foofu nga mën a tabax 4 à 5 terrains yoo xam ne école bi dina ko utiliser moment bi ko école bi dul utiliser population yi di ko utiliser. mais léegi investissement yi bu fekkee ne que ay investissement yu baax nga ko bëgg a def. il faut nga am coopération ñu la ci jàpp. naming lañ ko tuddee. mooy TFM am na xaalis bëgg na turam des ñu tudd turam mu ni tabaxal leen ma terrain TFM. mais d'ici 20 ans terrain bi TFM lay tudd. wala d'ici 100 ans terrain bi TFM lay tudd. lii laa yëkkati def ci loolu moo tudd naming. commencé nañ ay démarches parce que Dakar am na tur ak ay entreprises yoo xam ni bëgguma def seen publicité parce que fay ñu leen aussi commencé nañ bëgg nañ seen tur fës biir Dakar ñu terrain bii nii la tudd. loolu lañ prévoir par exemple. d'accord léegi ku wax aussi wàllu capital. ku ne xam na ni jamono bi dafa ànd ak connectivité. digitalisation. smart. donc smart start-up ak yëpp. lan nga ci am ci programme. non xam nga ñun dañu wax ville smart rek boo seetloo après bon peut-être bi yoon duñ am jot mais ci émission bi ma def ak waa TFM ci show bi dañ ma laaj sama programme ma ne ñemeetuma wax parce que seetlu naa lu ma wax bu subaa ñëpp jël commencé wax dama wax économie dama wax intercommunalité ñoom ñëpp ñu jël intercommunalité. ma ni leen dinaa leen wax fii nii point boo xam ni déggu leen kenn wax ko ci mi ngi suñ programme économie sociale et solidaire ndekete bañ tegee après ñi jaar ñëpp loolu la ñuy jël ñun dañu toog xalaat 1 an et demi pour bind programme def ko ak ay cabinet Smartville biñ koy xalaat c'était par rapport à un réaménagement de Dakar. mu am contenu ñu accompagner ko d'un programme vert. parce que Dakar mënatul mel ni mel marché yi mënatuñ mel ni mel. oto yi waratuñu daw fépp ci Dakar surtout bu TER bi pare BRT bi pare am na fu oto di war a mën a yem am na fu ñu war a mën a jaayee am na fu ñu war a mën a jaayee. et encombrement voie publique par yenn yi mënul continuer. bu fekkee dañoo bëgg a defar loolu mooy yoon. donc Smartville ñun contenu bi loolu lañ ci def. c'est-à-dire ville boo xam ne di nga environnement bi c'est sain. parce que balaa ngay investir ci santé au moins environnement bi na méngoo ak lu set. donc Smartville loolu lañ ci def suñ programme boo duggee Google tapé suñ programme di nga ko gis. d'accord où c'est expliqué ñun livre programme lañ déposé.
gars yi ñemewuñu wax programme xam nga lu tax gars yi ñemewuñu wax programme parce que amuñu contenu tey ci suba Alioune Tine daf ñu woo ñoom ñëpp a daw bi ñu déggee ni que maa ngi fa kenn nanguwul ñëw amu ci kenn ku nangoo ñëw mais donc mooy et que bëgguñu wax et que amuñu programme c'est ça la vérité. D'accord léegi wax nga ma ci wàllu Dakar ak connectivité ak digitalisation ak par exemple ni nga ko bëgg a moderniser c'est important. Marché Sandaga ku ne xam na ni amoon na coow. entre Plateau ak ville de Dakar. am nga ci xalaat itam. tey ci suba laa recevoir seen comité bi. tey ci suba maa ngi leen recevoir teeru bi c'était pour ñu finaliser benn accord. man ak Abdou Khadre. ak marchand wu ak collectif bi nekk Sandaga am nañ réunion on s'est engagé à régler le problème en 100 jours. Ouais parce que contentieux juridique bi am buñ falee Abdou Khadre Plateau fal ma ville on s'est engagé pour régler ko ci 100 jours parce que dañuy dem conciliation ci benn avocat en 24 heures mën nañ ko rédiger ñu dem mais marché bi aussi ñu tabax ko nag tamit ca lañ waxoon ak gars yi parce que lii ñu nekk nii di def waxuñu ko woon ak gars yi li commerçant yi waxoon ak membre composant wu comité bi yëpp ak lii ñu nekk di def méngoowul ak li Plateau di def. ah waaw non c'est-à-dire li ñu nekk di tabax nii cantine yi ñu yokk ci kanam ak lañ waxoon gars yi bokkul donc ñaari mbir dinañ régler problème bi mais dinañ ko defee tamit ci anam bi nga xam ne ñëpp dañ ko waxtaane woon ba juboo marché Sandaga loolu mooy lii may wax ni waa Sandaga seen collectif bi mën nañ ko confirmer engagement bi ñu jël dama ne leen jàppale leen Abdou Khadre Plateau parce que moom moo leen indi ngeen jàppale ma ville bu ñu gañee le problème on le règle incha allah en 100 jours ci kàttanu yàlla et wax nañ leen ni ñu koy régler et d'accord nañ ci modèle bi nga xam ni moom lañ proposé woon modèle boobu la ñuy dem parce que moom la ñu waxtaanee woon tamit loo d'accord ak nit ñi nga la yàlla def ko parce que mënoo wax ak say nawle ba pare après génn gis yeneen conditions yu gën a favorable wala leneen nga bëgg ko dindi sans pour autant woo leen waxtaan. D'accord alors ci wàllu ndaw ñi muy jeunesse bi ak wàllu caada muy culture. ñu njëkkee d'abord ci ndaw ñi. ci ndaw ñi la jeunesse. bon xam nga dëgg neex yàlla jeunesse problème bi ñu am problème emploi la. et quand même mairie amul vocation wu régler loolu. à part recrutement yi mais ñun ci suñ programme point bi ñu tuddee économie sociale et solidaire ci lañ waxee ni que d'accord loolu c'est important. chaque année budget bi on prend 10 milliards chaque année on investit 10 milliards 10 milliards ci système bi ma la waxee woon léegi déposé ko ci fois 10 ça fait 100 milliards ñu jël 50 milliards yi pour soutenir ci famille jël 50 milliards pour soutenir ci initiative. non 50 milliards bari na de non da nga ni 10 milliards ngay jël ko pour investissement ah. non dama ni 10 milliards boo ko defee ci économie sociale et solidaire. waaw 10 milliards boo ko déposé ci institut financier yi. ah d'accord levier fa effet levier la tudd. ok li ñuy wax nii ñun en tant que coalition moom lañ nekk di def moo tax ñu mën a financer suñu yenn famille. D'accord donc ñun ci réorganisation budgétaire bi dañuy jël 10 milliards. par année sur 5 ans. chaque année 50 milliards. boo déposé 10 milliards ci institut financier yi ma lay wax ni di nga mën a lever 100 milliards par année 100 milliards yooyu dañ koy diviser par 2 benn pàcc bi 50 milliards yi ñu jox ko jigéen ñi pour appuyer seen GIE yi pour ñu liggéey yeneen 50 milliards yi ñu def ko ci jeunesse yi. mais Mame est-ce que xam nga ni budget aussi prévision la c'est-à-dire da ngay recouvrer te mënoo jotandoo 50 milliards yëpp. pour mën ci def li nga bëgg a def. non c'est que doo jot 50 milliards yëpp doo jot 50 milliards yëpp budget prévision la mais décaissement bi c'est durant l'année mais réorganiser le budget volonté politique la yow lañ fal yow yaa toog ak sa conseil municipal ni leen man programme bi lañ ma fale léegi au lieu ren. duñ joxe xaru tabaski parce que jox 50 000 personnes wala 10 000 jox 2 000 personnes xaru tabaski xañ 8 millions de sénégalais yi yoon yu set 3 millions de Dakarois yi yoon yu set mais man je préfère régler problème mu 3 millions de Dakarois yi
volonté la choix la et mënoo régler problème yëpp mais da ngay seet ñi ëpp liñ bëgg mais noonu ngay doxale man buñ ma falee ci programme bi lañ ma fale donc je suis tenu dama wax samay mon nawle wax ak ay sénégalais ne leen buñ ma falee lii la ñuy def mais dafa am leneen lu ñuy bàyyi pour dem defi loolu dañuy wàññi billet Màkka yi wàññi xaru tabaski yi wàññi waxante dëgg moo neex yàlla xaalis bi du lu ñuy luxus di yëkkati fii wala naan da ngay dem defee empreinte obligataire ci li fi ne ngay xool yow fan nga wax ak nit ñi foofu nga koy dugal donc dañuy réarticuler cadrage budgétaire bi la ñuy changé au lieu ñuy dem jëndi 1000 xar mais xëy na 100 xar la ñuy jënd au lieu ñuy joxe 20 milliards de secours peut-être 3 milliards la ñuy joxe. social bi ngay wàññi kon. non du social. si li am ni du social. loolu mooy social bi. déedéet li fii. c'est-à-dire social bi ngay wàññi. Papa Ngagne. loolu mooy social bi. Papa Ngagne. waaw li maire yi tuddee social jël xaalis bi jox ko say militants la. social bi ba tey social la. waaw déedéet jël ko jox ko say militants bu dee tabaski wala korité wala tam xarit lu mu mën a doon. mais Papa Ngagne man bu ma maire yi joxee xaru tabaski wax dëgg yàlla deful social juba di la def parce que am naa yàlla may na ma lu ma jënde xar bu fekkoon dañuy jox ki ko gën a soxla nangu naa mais dañuy gis ko gën a soxla duñ ko jox ñu ne kii moo far ak man ñu jox ko et bu fekkee ni que lim bi ngay jox rek nga yaakaar pour ñu voteel la lim boobu matul 3% wu électorat bi foofu la politiciens yu bari dina xe seen bopp mieux vaut investir mieux vaut nga def sa kàttan ak sa doole ci li ñëpp bokk que ngay defal say nit parce que boo soxlaa faluwaat li ñëpp ngay dem laajte ji say nit rek du ñu doy. d'accord Mame Mbaye bu fekkente ni gagné wuloo ku gagné di nga ko féliciter. ah mais bien sûr non man ci jàmm laay woote c'est-à-dire xëccoo bi na nekk comme li ñuy def nii werante ci programme. werante ci mais ku gagné di nga jël sa téléphone féliciter ko rabbi ak man quand même je suis fair play là. mais donc amuñu problème boobu. d'accord bu yàlla jox ndam li dañ la koy nangul. d'accord jërëjëf Mame Mbaye. gunge la sax bu la neexee. ok merci beaucoup ñu gërëm la bu baax. jërëjëf xëy na li ñu bëggoon wax yépp xëy na mënuñu ko wax parce que bari na yu ñu programmé woon xëy na. bëggoon ci aborder ak yow mais ak temps bi. du ci xaj li ñuy def rek mooy gërëm la. comme ni ma ko commencé woon ci début bi. di la bàyyi bu fekkente ni am nga message boo xam ne da nga koy passé nga jàllale ko. waaw di la sant ah. merci beaucoup baax na may fàttali ni que bu ma Sénégalais yi xamee ci émission bii lañ ma xamee. dëgg la moo tax heure boo ma woowee damay ñëw. tout à fait. ku ma seqal émission ak lu ma programmé yow boo ma woowee ak journal l'enquête damay bàyyi émission Papa Ngagne ci télé heure boo ma soxlaa ku ma waxaloon dama naan la déet wax dëgg yàlla ba ma kenn xamulee ci plateau laa daan toog loolu duma ko mës a fàtte journal aussi ci enquête donc li may wax mooy di gërëm candidat yëpp wax dëgg yàlla ambition bi mooy que bu mu amoon benn violence ñu xëccoo ci jàmm xëccoo ci dal bañ a perturber conditions yi Dakar waaye di dund ci wàllu xat ci wàllu bët ci wàllu environnement def nañ suñ kéemtalaay kàttan di wax ni que candidat yi nga xam ni amuñu candidat ville ñun dañ leen di woo pour liggéey ak ñoom parce que intercommunalité ku naxul sa bopp intercommunalité moo mën a régler problème yu bari donc di gërëm ñi ñu jot a dalal seen kër ñi ñu doon xaar ca xëy na ñu dem fa yaay jàmbaar yi nekk Ouest Foire suñu bàjjen madame Mbacke yi nekkoon fële émission bi moo tax demuñu donc ñu ngi excusé wu et peut-être incha allah dinañ def suñ kéemtulaay kàttan am na natt boo xam ne 586 personnes la ñu ngi xaar ba léegi désagrément yi loolu la di gërëm ñëpp di sant ñëpp suñ programme c'est disponible li ñu wax lépp am na am njort ni que dinañu wóolu et buñ ñu joxee dinañ def suñ kéemtulaay kàttan ci kàttanu yàlla pour respecter engagement yi ñu foog fii yëpp. jërëjëf Mame Mbaye Niang ñun aussi ñu ñaanal la. merci beaucoup bu fekkente ni nga gagné Dakar moo gën ci waa Dakar gën ci yow. yàlla na ko yàlla defal. allahumma amiin. loolu moom ku ne xam na sa constance xam sa engagement. merci lu ñu la mën a waxal itam gis nañu fidélité parce que li nga wax nii ci émission bi prouvé na ko li nga wax aussi sa diggante ak président Macky Sall wane na ko te loolu mooy loyauté mooy fidélité loolu aussi c'est important ñu apprécier ko ci yow bu baax. kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média.
ñu leen di gërëm di leen sant bu baax di gërëm la régie Vieux Diouf ak ñi mu àndal di leen jox daje incha allah ci beneen numéro bu ci àllandee jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d'accord nañ buñ si jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéeyal nañu gouvernement. procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation.